ñu liñ tax a jóg muy liggéey bi liggéey nag defe naa ni boo ko sumbee boo toogee ba mu am fu mu toll war nga mën a dem xool manquement yi ak yi nga xamante ni nga ci war a complété loolu moo doon solo ndaje bi tey jii. waa ci koppar mi ngi fi dugg 34 millions 985 et poussière defe naa ni c'est 13 salles de classe comme ni ko directeur waxee te dañ ko réfectionné entier bu ñu duggee classe yi xam nga dañoo wax rek te gisu leen valeur yi c'est très important que tam ñu xool ko parce que bu ngeen xoolee pas de porte yi dañ ko carrelé nga dugg ci classe yi classe yëpp lañ carrelé defaraat électricité bi peinturaat classe yi charpente gis ngeen toiture yi bu ngeen xoolee li mu wax xam nga école bi defe naa ni man mooma mag defe naa ndax dañu 58 kon magee na ma 1 an kon pour ngeen xam ni demande boobu yàgg na mais ñun nag dañu ciy sant yàlla bi nga xamante ni Sénégal gépp wala Thiès gépp xam nañ ni école bi ça date de 58 ba léegi ni musul am lii mu am ak état bi mu aman ak état bi mu am ku nekk xamal na ko parce que ñun ñëpp fi dëkk ñoom ñëpp ñu dëkk fi Demba Diop ñoom a ngi ni li ñi fi dëkk ci responsable ñoom Astou Sarr yëpp ak ñi nga xam ne ñooy population Diamaguène parce que tam am na loo xamante ni weddi moom gis bokkul parce que ñun li ñu leen di wan jóguñu pour def animateur dañuy ñëw pour wone ay réalisations yoo xam te suñu devoir la parce que nous sommes les responsables comme nag ñooy responsable yi dafay jaadu nag bu ñu tolloo moom dem nimmi ko ñu joxoon suñu liggéey entreprise yi war a xool nag fu ñu toll parce que benn nawet a ngi waaj a ñëw xam nga école bi ni mel bu fekkente ni ñëw xool si woon soññi si woon ko ñëw nañ fi 2 fois am na ñu ma àndalan ñu ngi fi ñoo xamante ni ay presse la ñu mën naa cee cité roo ngi nii ak ñeneen gis ngeen ko ci Facebook bi au moment bi nga xamante ni def nañ fi première visite étape bi ñu njëkk a def gis ngeen ni buñ ci gaawulee bu tawee musiba am 33 millions defe naa ni 40 000 moom mënagul a jënd dara bon s'il vous plaît donc école boobu defe naa ni directeur wax na lu am solo directeur bi wax na lu am solo ci école Momar Lo defe naa ni amul doon dara ñun ñoo ko école toute neuve clôturé defar salle de classe yi defar bloc sanitaire indi ndox wax na leen ko defe naa ni terrassement bi aussi dañ koy def gis ngeen poteau courant yi samp nañ ko pare li des mooy def éclairage bi te loolu lépp nag dinañ ko def pour wan leen ni leen dafa am loo xamante ni ñun ñoo ko doon wax te dañoo am ay compétences yu ñu transféré lu mel ni santé ak éducation donc nekk na suñuy priorité bien vrai que yeneen yi yëpp am na priorité mais dama nañ bala ngay dem di jàngi da nga wér boo wéree ba pare tam boo defaree barabu wéru santé boo demul jàngi doo mën a xam noo fay def. bi mi ngi nekk 57 millions 571 mille boo ko déggee nag bari na mais defe naa sur 2 kilomètres et quelques 75 c' est quelque chose wax naa leen fi mu commencé rond point Mbambara ba ca lycée Amary Ndack rond point Djibril Diagne moom parent bi nekk hôpital ba jëm. ci rond point bii nekk Diamaguène ñu ko wax Angal Lawbe te sunu suwee mooy itam wax naa ko sànq bi ñu taxawee di def lancement bi ma ni dinañ ci xalaat nu ñuy xoolee comme miiru camp bi ni mu mel dégg ngeen le commandant ni mu la waxee pour mieux sécuriser au moins bu ñu ko mënee def taf ko ba ci miiru école bi defe naa ni loolu mu jël long bi yëpp mooy ëpp sécurisation te loolu dinañ ci waxtaan ak l'entrepreneur pour xool naka la ñuy mën a defee loolu la ñu def ban fa jógee gis ngeen ko dem nañ marché xel ga marché xel ga nekk na loo xamante ni demande la moom itam qui date depuis lan musul am du woon marché wax nañ ko ñi fa nekk xam nañ ko waa marché baa ngi fi ñu àndal ñu dëkk R100 ngi fi boo ko ma ngi fi ñoom Boussa Aïcha ñoom ñëpp fa lañ dëkk réaliser nañ ko ci demande yoo xamante ni suñu promesse la woon booba on n'était pas maire dañoo waroon di campagne ñu wax ko nit nag looy wax na nga wax loo nar wax mu sëtti moom yàlla moo ko man mais ñun jamais ñu wax lu narul yàlla dimbali ñu ban ko defee réaliser nañ ko ba inauguré ko il y a 5 ans bi ñu paree ñu song beneen élo bi buñ ci paree dañ koy yëkkati parce que R+1 la bu ñu paree beneen élo bu njëkk bi ñu defaran aussi moom it dañ koy teg mu am même niveau loolu mooy sunu programme boo xamante ni dañ ko def loolu moo waral la nag ñu jóg nag di wër xool loolu fan la toll su ngeen demoon tey yées yi des na sax parce que au champ de course grille de protection bi ñoo ngi koy defaraat noo xamante ni dafa gën a ne niruwaat jamono d'ailleurs l'entrepreneur ma nga fa xañ ne état bi du ci xaj et tant d'autres yoo xamante ni ay yeneen projets yoo xamante ni comme lu mel ni poste de santé yi ay cité Kër Khadim ay fayu ak bu nekk R100 cité comment dire Lamine Senghor cité ñax yooyu yëpp mi ngi ci projet yi mais dañuy wër foofu buñ ci waree toll ci dem visiter ko dinañ leen ko wax ñu mën a dem def visite yooyu mais ni ma xamee daal li ma gis mooy li nga xamante ni
moo nekkan réalisation yi te yéene nañ lu ko ëpp. mais Moussante defe naa ni ñu ngi jëm parce que tabax nañ def nañ fa marché poisson ba pare ba inauguré ko depuis daaw moom ak marché Ocass donc ñu pare nag mbaar bi nga xamante ni moo nekkan marché Moussante defe naa ni moom it ça date de 57 ou 58 donc mi ngi ci archives yi kooku mbaar loon boo xamante ni nekkan na fa mu ne dem ba nekkatul sax lu kenn xam au moment ci Covid bi ñu àndoon ak le préfet le sous-préfet bi ñu demee di def visite yi ñu xool ni fii kat nekkatul loo xamante ni vraiment ak par rapport ak jàngoro ji ni ñu mel jaadootul ñu mën a wàcc lii ci biir marché parce que booba boo demee amoon na benn puits bu fa nekk insécurité la doon def teen boo xamante dañ ko daal muur mbaar mi benn nit ñaar nit lañ fa daan fekk ay table yoo xamante ni lépp daal c'était presque de l'ordure donc on est obligé jéem a xool nu naka la ñuy def pour moderniser ko bi ñu waxtaanee ak les comment dire les délégués ci seen bopp ñoom ñoo ñëw comme lu mel nii archive maanaam presse baa ngi fi comme lu mel nii ñu ñëw taxaw ñu ni ñu maire jël leen vos responsabilités pour defar lii parce que lii mënatul a continuer donc loolu moo tax bi ñu gisee le partenaire muy public privé ñu gis ko mu ñëw mu proposer ñu bi mu proposer ñu yóbbu ko bureau municipal wàcce ko ci suuf conseil municipal parce que son souverain ñu valider ko ñu jox le préfet mu approuvé ko le représentant de l'État donc bi ñu ko defee donc ñu ñëw jox leen ko ñu commencé booba mbaar mi amoon benn table dara amatu ci moment boobu nag bi ñu ko commencé recenser ñi ci nekkan ñu recenser à hauteur de 20 et quelques personnes mujj gi ku dégg nag daw ni ñu ngi defaraat xam nga Sénégal li may wax ñu baal ma qu'il faut que les Sénégalais aussi ñu jéem a xam li ñu bëgg parce que nangu au moins nit ñi di ñëw di innover quand même mais parfois ça pose problème parce que moment yooyu yaa ay 2 personnes nga fay fekk benn vieux boo xamante ni wax dëgg yàlla moom kooku dama doon def dafa jaran honoré parce que moom seul moo fa daan des commune bi li mu fa def mooy ci laa doon wax si ñu ñëw d'accord ak entrepreneur bi mu war fa defaraat ko moo ba réaliser ko loo xamante ni au moins dina tax ñu nekk ci marché bi ak ñi nga xamante ni ñoo fay ñëw di dugg si xam ni kat lii marché moderne la loolu moo tax bi waxtaanee ñu ni ko nañ koy def ay étal yi on avait recensé 30 et quelques réalisé nañ fa presque 58 ou 50 et quelques étal yoo xamante ni dañ koy carrelé pavé ko donc ña fa amoon ay table lañ am table denk yu ñuy daaj mais ban koy nettoyer sax table nekku fa pour vous dire que ni boo demee marché Kër Issa wala nga dem marché Sam les étals ñoo ngi koy jaayee 500 400 000 ñun la commune dafa jël étal yi moom mayee ko pour mu leer dafa jël étal yi dañuy entreprise bi da nga koy defar mais da ngay étal yi da nga koy joxaat ñi nga xamante ni ñoo fi yoroon table carrelé pavé donc loolu lañ def y compris marché xel ga lañ njëkk a pare y avait des étals dañ ko maye te la commune moo leen accompagner sur 22 cantines yi fa njëkk am cantine na ngeen moo wax cantine boo xamante ni dale rideau pavé électricité ngeen mën comme à 700 000 ci marché xel ga xam ngeen loolu c'est abordable non bi ñu paree dañoo def cantine ba pare hangar bi xam nga dafa am hangar ñu dindi hangar bi war fa defar nag ay magasin ay cantine aussi am na quelques magasins yu fa am kooku entrepreneur nag ñu ni ko boo paree tam aussi ñi nekkan ci marché bi ñoom ñooy prioritairement da nga koy jox jaay ñi nga xamante ni am nañu njëg ci marché bi ñooñu lañu wax ak ñoom ba ñu d'accord ci loolu te toujours su waxtaan y avait les délégués toujours ñoom ñoo yore woon responsabilité bi parce que ñun la mairie bëgg ci woon a melew pour di am ay yenn problème wala ay télescopage donc waa marché bi ak délégués yi ñoom ñoo organisé wu ñu jël état ñu leen nag état yi moom nañ leen ko jox gratuite cantine yi nag ku bëgg mën a jënd parce que nag le promoteur entreprise moom moo investir xaalisam dindi hangar ba fa nekkan bu ñu fa demee di ngeen ko gis di ngeen gis tam mu nekk 100 et quelques millions yoo xamante ni l'entreprise moo jël xaalisam di ci def donc nag su paree nag pour mu mën a réaliser ay fonds mën a ñëwaat te dañ ko ñaan yàlla mu bañ ci perte dafa war a jaay cantine yi mais ñun li ñu bénéficié wu am nañ budget bi am nañu des étals yoo xamante ni moderne na ñu am fa tam chambre froide boo xamante ni mi ngi à côté à hauteur de 5 tonnes donc pour les vendeurs de poissons yi nga xamante ni ñoom lañ njëkk a defal marché poisson bi. Ouais, c'est Madi Sissoko, directeur de l'école Alilo. Présentement, 13 salles de classe réfectionnées nañ ko
am na benn salle de classe boo xamante ne ni mu màggatee jéggi na dayoo dañ ko war a daaneel loolu moo waral abri bi nii nga xamante ne incessamment dinañ ko dindi bu salle de classe boobu pare. bég nañu trop mënuñu sax wax suñu mbégte fu mu toll ndax wax dëgg yàlla lii man ren moo fi sama at mu njëkk ma ñëw tase ci réalisation bi am nga xamante ne école bi depuis 1958 la woon kon ëpp na 60 ans di wéy musta am travaux yu mel nii ren mu ñëw coïncider ak man sama première année fii kon dama koy sante yàlla bon sante ko aussi ñi nga xamante ne yéene woon nañ ko te ñu réaliser ko ren voilà. kii Modou Gueye la ci marché xel gi topp si ginnaaw Nogay Sarr di rafetlu seen teewaay fii si marché xel gi mu nekkoon nag marché bu métti woon lool si ay jamono lool sax lool parce que 2000 bi ñu fiy ñëw moom wax dëgg yàlla liñ fi fekkoon métti woon na ba fa métti yam ndax bu masaana taw moom benn mbir rek la ñuy xalaat mooy nu ñuy rawalee suñuy bagage ba jàmm am bu loolu paasee nag juróom a xoolaat nu ñuy koccele kenn ku nekk dem fa nga newoon. yàlla dogalit monsieur le maire bi mu fi ñëwee premier jour bi mu njëkkee wax ni bu tawee dinaa ñëw bokk ak yéen naqar yi man de gëwuma ko woon wax dëgg yàlla bañ waxee dama leen Sénégal maire yëpp a yem lu ñu wax it duñ ko def mu dëggal boppam ca loola nag dëggal boppam ñu woo ko mu ñëw ma ne ah est-ce que lii mën naa nekk wala mënta nekk mu defaat beneen yoon mu tawaat mu ñëwaat indil ñu sàppoor ñu ŋàccal ñu loolu ñun ñëpp ñu bokkoon sant yàlla ba mu ko defee it mu am lu mu ñu dig ñu ne ko ba ca kanam waaye ci dëggoom nag ma wax benn kàddu boo xam ne xam naa ñi ko mës a dégg bariwut mas nañu ñàkk duus lu yàgg amu fi toilette ñu am bis ma ne ko nag maire lii ma lay ñaan de bu fekkee mënoo ko neel rek mënuma ko mu ni ma dinaa ko def defe naa amoon nañu duus si kàttanu yàlla mu am bisit ñu war a wut fii lu jëm ci wàllu mbalit ma ne ko oto te bëgg nañ ko waaye nag man damaa suñu politique danga naa ma rek man naa wala mënuñu mu ni ma ah loolu de ma ne ko bàyyil ñu defal suñu bopp bul am xel ñaar ba léegi defe naa ne marché yi nekk Thiès yëpp marché bi moo si gën a set ñu siy sant yàlla bu baax it bi mu ñëwaatee waxaat beneen wax bu am solo mu ni bu soobee yàlla lu ma njëkk a am dinaa leen tabaxal yéen waa marché xel gi ah weddi gis bokk si bu ngeen paree ngeen jaar si hangar bi xoolal ko seen bopp. ba ca teguwaat mu ni du ngeen ñu falaatee de incha allah dinañ defaraat beneen partie boo xam ne moo gën a jag defe naa lii moom it ku ko xool di nga xam ne lu jëmm la. man la Moustapha Mbow diriger école franco-arabe Momar Lo di directeur bi di ko jaajëfal ci réalisation bi mu ñuy defal li mu jot a def macha allah mais teewul mi ngi continuer gis ngeen ko nale réalisation yi chantier bi mi ngi continuer. ñaata salle lañ koy tabax. 5 salles mu fekk si salle bi njëkk bi nga xamante ne population bi ñoom ñoo ko sàkk woon defar ko jël maanaam seen doole yëpp yu newoon ci seen jumaa dañ doon defar ne école moo war a jiitu juma daal di jël briques yaak fer yaak ciment baak yëpp indi defar ko fii nii. le président du CGE du ma bàyyi ma fen mi ngi nii Momar Lo quartier Momar Lo wala cité Momar Lo ñoom ñoo sàkk woon loolu dox ko ba samp ko. yaa Wasila yaa Momar Lo yaa Blabé 2 sampaate ngi nii jàmm gën a ngi nii cela veut dire dafa nekk ci cité ouvrière tamit mi ngi nele jege nañu ak Blabé tamit voilà Kër Issa mi ngi nii donc dafa nekk ci centre boo xamante ne voilà daf fi baax. école franco-arabe daf fi baax. CI bi mi ngi démarré woon ci 26 élèves léegi ñoom ñoo yéeg ba CE1 ñi ngi ci 20 élèves am na ñu def transfert ñëw am na ñu def transfert dem voilà donc école noonu lay fonctionné. ñun daal ñu ngi koy ñaan lii mu jot a def lu rëy la ci ñun lu nganda lu rëy parce que ci ñetti at ñu réaliser lii yombut donc même IEF bi mu fi ñëwee yéemu na ci loolu. donc loolu lépp nag ki ko waral mooy maire Thiès Est te Pape Diop mii di njiit li donc ñu ngi koy ñaan mu yokk loxoom xam ne ay doomu Thiès ñoo fi nekk di jàngale. kaaraange gi bëgg nañ soxla nañ ku ñu gardien école bi soxla nañ ku ñu defaral terrain bii. wana gi soxla ngeen ñu koy nettoyer. loolu soxla nañ ko. soxla nañ courant bi tamit demande bi léegi ñu def ko parce que école war na am courant te tamit jumtukaayu école
dafa am solo maanaam école léegi mënatul dem sans ordinateur école mënatul dem sans photocopieuse yu mag yu mën a cahier de devoir sax amatul léegi ay tirage la gars di def loolu aussi ñu ngi ko ci ñaan xam ne fii école am la moo ko tabax moom moo ko ñoŋal ba mu yegsi fi donc ñu ngi koy ñaan mu gën a yokku loxoom di ñaan aussi lépp lu mu mën mu yokk ko lépp lu mu yéenee gox bi yàlla dimbali ko mu àggal ko ci jàmm ak salaam. Je salue l'initiative parce que comme on l'avait dit et comme vous le savez, entre les autorités et nous, forces de défense et de sécurité, il y a une cohabitation. Donc il y a une relation qui est entre nous et eux. Donc la relation, ils sont chargés de donner les instructions, nous sommes chargés de l'exécution de ces instructions. Donc comme ni ma tàmmee di ko wax dëkkandoo bi dafa war a rafet te vraiment voici un pas, voici un jalon qui a été posé et qu'il faut grandement et largement saluer. Donc lii dafa neex ci xol te je sais que c'est un acte qui nous va droit au cœur. Un acte qui nous va droit au cœur. Parce que le GMI, la police nationale, ils sont là pour la population. Mais la population aussi, ils doivent être là pour les forces de défense, pour nous, d'une autre manière. Donc je remercie tout le monde. Monsieur le maire, nous vous disons un grand merci. Au nom du directeur général de la police nationale, au nom du directeur du groupement mobile d'intervention, le divisionnaire Ndiaga Diop, au nom de l'adjoint El Hadj Diop aussi, je vous dis un très grand merci. Et ce jalon qui a été posé nous va droit au cœur. Nous va droit au cœur. Vraiment un grand merci à vous. Voilà.